syndicaliste bu fi jóg di casse droit am ñu ne terroriste la. système la ñu bëgg a andi boo xam ne système dictatorial absolu ba benn kàddu gu àndul ak ñoom du mun a jib ci réew mi loolu mooy seen jubluwaay na ko Sénégalais yépp xam. kii nga xam ne nag mooy parti Pastef moom cible principale la ci Pastef cible principale la ci li tax ma wax ko mooy boo seetee ba seet la ñuy jublu mooy bu ñu waxee ci financement bi par exemple Pastef mooy le seul parti fii au Sénégal ci loo xam ne lu fës la moo fi andi un mode de financement innovant et participatif mooy nañ ko tàmmee woon di def parce que Pastef pas-pas moo ko lal ñi am pas-pas yépp nag moo xam ci wàllu diine gis nañ ko ci daayira yi moo xam ci wàllu association quartier moo xam ci association politique da ngeen naan la ñuy def ñun dañuy dajale suñu doole ñun defal ko suñu bopp ndax bëgguñu dépendre ci kenn bëgguñu ay lobby ne suñu gannaaw bëgguñu ay intérêt yu lëndëm nekk suñu gannaaw moo tax Pastef taxaw neen ñun dinañu def appel sénégalais yépp nag xeebuñu ci kenn ku ci am sa téeméeri dërëm ba ci ku ci am sa 100 millions boo ko yéenee boo gisee sa bopp ci li ñuy xeex te jàpp ni lii njëriñu réew mi la nga yéene ko jëkkatil nga joxe. bañ ko defee temps yële yàlla def sénégalais yi tontu ci bu baax ñu am ci lenn loo xam ne sax daanaka bëriwul ndax lañ ca am yépp moom Macky Sall ba may dem Fuuta la mu fa dépensé ëpp na la ñu dajale ñun ñëpp pour def suñu tournée nationale. waaye loolu tiital leen ngeen dégg cuuj boobu mu teg ci ministère de l'intérieur nga xam ne moo gën a dangereux luy danger Sénégal attan naa jaay waa këram yépp pour ay intérêt personnel am ngeen dégg ko mu taxaw menacé ne day dissoudre Pastef ñoo ngi koy xaar parce que loolu la ñu bind ci loi bi dama ne àdduna ba mu daj réew àdduna yépp américain bu dëkk France am na sañ-sañu joxe cotisation ci parti républicain wala parti démocrate allemand bu dëkk Sénégal am na sañ-sañu joxe cotisation ci CDU buñ ko toppee bu baax sax dafa mel ni kon ku nekk Italie bokk sab daayira ngeen dajale seen addiya ne da ngeen di andi ay terroriste ngeen wala seen financement terroriste la ab sénégalais bu ne fu ko neex ne man parti bii laa bokk sama dërëm dama ko ciy dugal nga ne ko doo ci dugal parce que dundoo Sénégal te kooku am sañ-sañu wote am sañ-sañu yónni ay waajuram am sañ-sañu sax gouvernement ne inondation am na ñëpp cotiser nga ne man cotiser na nga ne kooku du cotiser ci Pastef te ñoom ñuy sàcc alalu réew mi di dem di def seen campagne ay milliards yoo xam ne ci alal Macky Sall lii muy wër nii di lambar-lambari fan la ko jëlee ban waa APR moo cotiser oto yi muy dawal fan la ko jëlee ñun ñu ne la tuuti li ñu mën a am ci sénégalais yi ñu ne ko fi def ñu tas sa parti nous les attendons. J'en profite d'ailleurs pour lancer officiellement la seconde phase du programme Nemmeeku Tour mooy sénégalais yépp nag ñun xeebuñu dara ku nekk fii ba ku nekk Liechtenstein wala xaw ma fan ku ci am téeméeri dërëm yow mécanicien bi yow menuisier bi yow marayeuse bi yow ku gis boppam ci li ñuy liggéey yow mi nekk bitim réew mi nekk fii ku ci am looy joxe joxeel 1 million de sénégalais bu ñu joxee ku nekk 500 francs 500 millions la parti bu sérieux noonu lay liggéey te dërëm bu ñu collecté bu ñu woowee dañ leen ne dërëm bii kii moo ko joxe numéro carte d'identité ma ngi nii sénégalais la amul benn 15 boo xam ne day jógee ci bitim réew loolu nag dinañ ko def lancé waat ko ci fan yi ba gis kan mooy taxaw nag ne moo ñu koy tere. objectif itam toujours mooy nu ñuy def ba suñu alalu réew ñu continuer téye ko mun naa leen wax ni jamono jii ñu tel nii tey ñii yëngatu ci wàllum pétrole yépp ñi ngi fii Sénégal ñoom ñépp ñëw nañu ña ngay tëju ak ñoom di waxtaan ci naka lañuy pàccoowee alalu réew mi te booba jamono amul benn sénégalais bu yéeg ñoom ñépp ñi ngi ñëw diggante le 26
le 27 et le 28 juin vol Air France moo leen andi AF 718 mun naa leen ci waxal nii ñi ñëw bëri nañu lool boo seetee ki nga xam ne mooy vice-président Total marketing mi ngi fi ki nga xam ne mooy président Total Petroleum Ghana mi ngi fi ki nga xam ne mooy directeur non exécutif Total Nigeria mi ngi fi ki nga xam ne mooy DRH Total Afrique mi ngi fi vice-président HSE mi ngi fi Total Afrique secrétaire général Total Afrique mi ngi fi vice-président digital marketing réseau Total mi ngi fi PCA Total Afrique président Total Nigeria président Total Afrique vice-président Cosmos Energy vice-président exécutif Interoil su ma koy cité dina gudd trop ñi ngi fi bu ñu ñëwee nag dem tëju nga xam ne seen waa ji lu mu oyof signature lu ñu ko ne signer mu signé ñu dem def la ñuy def sur le dos du peuple. kon ci sama programme depuis 2019 wax ko avant programme bi wax ko ci sama téere bi ma bindoon 2017 xaw ma 2016 ci mbirum pétrole bi pétrole Sénégal gazu Sénégal zircon Sénégal géeju Sénégal sénégalais yi ñoo ko moom keneen moom ko ku dul sénégalais yi te bu soobee yàlla lépp luñ ci def ci loo xam ne waruñu koo def dinañ ko renégocier parce que nag askan wi sonn na yàlla gestuñu am as tuut gum ñu wërsëgale ñu mel ni ñoom ay dëmm yu gis médd loolu ba kañ ñu koy nangu te foofu nag laa bëgg a insister sénégalais yëpp laay waxal rawatina nag vous la jeunesse de ce pays da ngeen war a décomplexé wu parce que nag noot gi ñu noot d'abord noot psychologique la nekk sa réew amoo sañ-sañ ne lii mooy sama intérêt réew lii baaxul sama réew koo waxal mu ne la way moytul France ils sont trop puissants moytul ñii dañuy dal sa kaw te ñoom ñu am sañ-sañu toog seen réew di wax ci ñun nu mu leen neexee loolu il faut mu jeex donc lii nag lan moo ci seeni objectif ma ñëw ci loolu wax naa objectif yi la ci tegu mooy ñoom naka lañ ko bëgg a matérialiser mbokk yi kii poñ bu am solo la ndax nag coowal terrorisme mi ngi bëgg a sonal nit ñi ci Sénégal mu mel ni sénégalais bu ne boo xëyee sa kër booy dem liggéey di nga dajeek ay terroristes ñu am nag ñuy wër di leen waxal parce que dañuy préparer opinion bi psychologiquement dañ koy préparer psychologiquement dégg ngeen fii depuis quelques années ni ñuy préparer scénario terrorisme bi jàpp nañ fi ay imam sonnal leen noggatu leen lottal leen traité leen ci anam goo xam ne indigne na nga traité ci nit bu mel noonu ne ay terroriste lañ te gis nañ fi mu mujjee ndekete terroriste yi mooy ñi doon ji ñaate terrorisme jàpp nañ fi ay jeunes yu de rien du tout xale bi ñuy wax Sayer Kébé ñi ngi yàq àddunaam benn xale bu ndaw sans défense pour benn poste internet rek Serigne Bassirou Gueye mel ni nag ku ñu xabtal ci ndaw si xale bi sonnal ko 8 ba dégg naa sax léegi am na problème psychologique loolu yëpp pour gëmloo sénégalais nii ay ngandim terroriste la ñu am ci réew mi dégg ngeen bi fi événement yi amee mois de mars ministre de l'intérieur taxaw ci télé bi naan ay terroriste laak ay force occulte ak ana ñooñu ba léegi am réew mel ni Sénégal ak li ñu am ci ay service nga ne ay force occulte dugg nañ fi ba def li ñuy def ba disparaître ba sey te mënoo ci jàpp kenn ne benn ngi nii loolu yëpp pour préparer opinion yi la dégg ngeen ministre affaires étrangères dem France 24 xamu ban télé moom it mbërër wax ne ay terroristes ñoo fi nekk ay léegi lii te bañ koy wax nag su dee ci wàllu média moom toujours ci média France lañ koy waxee ñu tegaat ci tuuti ministre de la justice génn moom gën a catastrophique moom it wax la même chose demaat Fuuta wax ko ci alpulaar
ne waa Fuuta terroriste yaa ngi ñëw te bu ñu ñëwee dinañu rend jigéen ñi xotti biiru ñi nga xam ne dañoo ëmb wax ay waxu dof yoo xam ne kenn xamul fu mu ko jëlee te lenn rek la ci jublu mooy ñoom dama bëgg sénégalais xam ne dañoo am benn stratégie boo xam ne pour mu dox il faut ñu njëkk a tiital sénégalais yi te bokk na ci leen mun a aider ci stratégie boobu mooy nañu fexe ba féewale jullit ñi dem ci ñii ne leen yéen ay tarixa yi moytu leen ñële nii la ñu mel dem ci ñii ne leen moytu leen ñële loolu mooy seen stratégie te ñi leen ko jàngal waa bitim réew la yooyu yépp nag dafa am lu ñuy préparer gis nañ fi ay nit yu dem ci ay plateau télé wala taxaw ci assemblée nationale ne ñoom xam nañu ay terroristes yi fi nekk wax ko ci anam yoo xam ne ndeysaan mouchoir yi génn nit ñi di jooy ak ñi di xalangoog ñu naan bi ñuy est-ce que sax newuñu ci buntu télé beeg lu ne ñu wax ko loolu yépp pour préparer psychologiquement la ñuy waaj a def ñoom la dinaa ci ñëw la ñuy waaj a def mooy lan damay wax sénégalais yi ne acte terroriste bu fi amee Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ko def parce que ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy dox attan nañu clateloo fi bombe créer fi acte terroriste pour ne li ñu leen doon wax yépp a ngi nii nag daal di gaawantu jël ay pouvoirs spéciaux mooy dooleel Macky Sall ne ko am nga sañ-sañu ku yëngatu nga dóor parce que le pays est en guerre bu dee ci corona bi rek la fi andi woon loolu ku yëngatuñu dóor parce que nee na dañ doon guerre ak benn microbe bu kenn gisul ku yëngatu ku fi 19 heures fekkoon nga ngay dogg a wàcc sax amoo kaar ñu fekk la fa duma bis bu ñu kalaatee li ñuy kalaatee ba pare dina ne nag sëriñ seeg mouvement citoyen ñëpp waxoon naa leen nous sommes en danger donc pouvoirs spéciaux te sénégalais nañu xam ni nag bu boobaa amul kenn ku ciy mucc koo xam ne neewoon nga ni ànduma ak Macky Sall ku ci ne ànduma ak Macky Sall moo xam citoyen nga moo xam mouvement citoyen nga moo xam société civile moo xam parti politique nga moo xam syndicat nga xamal ni jaasi gi dina dal sa kaw loolu la ñuy waajal te bu amee nag dina doon avec la complicité du procureur de la République Bassirou Gueye parce que nu nit mu ne taxaw ne man xam naa ay terroristes yaa ngi biir Sénégal man de Ousmane Sonko su ma ko waxoon benn détachement GIGN moo may jël si guddi sama kër ku ko waxoon ci ñi fi nekk ñu jël si la ay nit di lambar ci télé yi di ko wax boobu ba léegi kenn woowu leen ne serait-ce qu'à titre de témoin ça veut dire que ils sont complices loolu ñu ciy teel a addu teel cee wax sénégalais yi parce que dafa am loo xam ne ñun duñ ko mën a nangul kenn seeni méthode nag xam nañ ko mooy li France defoon Mali mooy la ñuy def Burkina bu ñu duggee cim réew dinañu fexe ba commencer attaquer force de défense et de sécurité yi wax naa ni loolu dina jafe fii Sénégal parce que duñu réew yooyu te suñuy force de défense et de sécurité bi wax ji bëree ba bëri 4 avril defe naa gendarmerie armée ñoom ñëpp taxaw nañ ne li ñu wax amul du dëgg waaye ñooñu ku ñu doyul kan moo leen doy ay politiciens di wër naan terroriste ngi fii ñi nga xam ne ñoo suñu kaaraange ne loolu amul boobu ba léegi ñu continuer dañu fàtt ba wotee loi bu mel nii kon musiba am na kon lii la Macky Sall di waaj ma wax ko Sénégalais yi te pour mu réussir ko nag il faut mu téye ay banqaas bokk na ci magistrature bi wala justice bi su ñu nee justice bi nag du magistrat yëpp waaye dafa am ñeent ba juróomi poste yoo xam ne dégg naa waxtaan ak benn magistrat mu ne ma bi ñu nee dañuy proposer ay réformes ay Burkina Faso yi fii lañ doon ñëw di jàng ci ñun waaye léegi raw nañ ñu parce que Burkina Faso boo demee poste magistrat bu libre appel à candidature la appel à candidature mooy dañuy woote ne magistrat bu remplir critère bi ak critère bi mun na déposer dossier ñu def sélection bañ ko bëggee andi Sénégal Macky Sall da leen ne poste procureur poste doyen des juges cour suprême conseil constitutionnel ak xaw ma ban kooku moom mun ma bàyyi ñu def ko loolu parce que ban njëriñ la am ma nekk président su ma mënul ne tëjal leen ma kii wala bàyyi leen ma kële noonu la ko waxee
moo tax poste yooyu ñooy musiba Sénégal li ñuy waaj yëpp nag il faut ñu téye loolu te téye nañ ko yokk ay âge de la retraite yóbbu ay 65 ans 68 ans yokk salaire nommé ay nit yoo xam ne ñëpp xam nañ ki ñu doon pour téye. ñaareel bi mooy nañu fexe ba commandement force de défense et sécurité rawatina gendarmerie ak police ñu teg fa ñoo xam ne ñu leen di déggal la même su dee li ñu leen di sant baaxul ci askan wi. ma ciy profité nag di wax général Moussa Fall ñoo ngi koy félicité ci nomination am di ko ñaanal yàlla mu oyofal ko yen bi waaye na doon un républicain na doon un homme d'honneur et un homme de loyauté pas vis-à-vis de Macky Sall waaye vis-à-vis de son peuple ndax bu dee am na ay galon yoo xam ne Macky Sall ko takkal na xam ni statut gendarme bi mu am askan wee ko jox bu muy judd ba léegi na am la même dignité que Augustin Tine am la même dignité que ki jiite woon police ba jóge fi te mu xam ni combat politique du combat am combat politique diggante ñun acteurs politiques yi la c'est pas le rôle de la gendarmerie bu dee nag dafa joxe assurance ni dina livrer ay opposants à Macky Sall nit ñu ko waxee na ko teg ci suuf te mu fàttaliku nag ni fu askan lëm mu jógee nekk ñi ko jiite d'accord ñoo ak yow na xam ni dëgg bi askan bee ko yor fu askan jóg ay millions de personnes jóg ne d'accorduñu bu boobaa dëkk bi askan wee ko yor mënul nekk ci ci loxo ki yor pouvoir bi kon nañu gérer ak mandute lu ko may nag dinañ fekk askan wi may lancer appel force de défense et de sécurité yi yéen ñii nga xam ne yéenay nekk ci troupe yi yéen ñi nga xam ne yéenay exécutants yi yéen ñi nga xam ne yéenay yor commandement intermédiaire yi bu leen kenn defloo loo xam ne contre votre peuple la bu leen ko nangu jaru ko benn nit ak njabootam ak ay nitam jaruñu ko bu leen ko mus a nangu comme ni ngeen ko mus a defee te nag na ngeen di vérifier seeni munitions parce que gis nga événement mars bi mu fi amee man dañ maa interpellé envoyé ma sax ay audio ay nit yu doon wax ay tubaab ne dañuy def comme ni ñuy def ci yeneen réewu Afrique yi mooy munitions yi ñu leen di jox yi ñuy wax arme bal yi nga xam ne bal blanche la normalement warul rey dañuy fexe ba jaxase ay bal réel yoo xam ne day mel exactement noonu bu ko defee bu ñu tiiree rek benn ñëw nekk te bal réel la mu àndi problème bu ñeent dee rek nit ñi dañuy daw parce que sénégalais yi dañoo ragal loolu. kon nañ ciy bàyyi xel nañuy vérifier seeni jumtukaay bu leen kenn def loolu loo xam ne day dal ci kaw askan wi parce que yéenay askan wi amul lu askan wi di dund te dund leen ko. ma daaneel nag ci lancer un appel aux Sénégalais et aux Africains rawatina ndaw ñi diaspora bi élite intellectuelle yi kilifa diine yi jigéen ñi bu leen nangu ku leen lëndëmal lii yëngu li ko yëngale ko ëpp doole dafa am lu tegu ba pare mooy révolution mooy moomaat suñu bopp waay àdduna yépp mënul yeewu nag ba mu des Afrique européens ñoom bi ñu yeewoo kenn xamul kañ la ba noot àdduna coloniser ñu traite négrière et cetera ba léegi ñu ngi yeewu nag américains yi yeewu te ñooñu nag la ñu war a jël exemple ñi nga xam ne dañ leen nootoon ni ñun ñu fexe ba moom seen bopp te tey ñoo noot àdduna Amérique ci la bokk Chine ci la bokk Inde ci la bokk keneen ak keneen ci la bokk Afrique rek ngay gis ni ba léegi ñun rek la ñu noot dafa mel ni ñun rek a yeewoogul ba kañ dafa jot nag ñu moom suñu bopp di décider suñu bopp am suñu sañ-sañu bopp moom suñu kopparu bopp am suñuy moyen de défense bopp mun a doxal suñu économie ni ñu ko bëggee loolu moo nekk en jeu actuellement dama bëgg
que yéen ñëpp ngeen xam loolu bu leen nangu ku leen divertir waaye bu leen nangu surtout ku leen noggatu parce que it initiative yu mel ni yàgg naa am Afrique de waaye bu ci egsi fii moo amagul woon moo tax ñoom ñu jaaxle moo tax ñu ne tey foog ñu faagaagal ko kon nañu jël suñuy matuwaay la may wax toujours lu leen mbir mi jaral rek nañu ko jaral ñun bu dee ñoom daf leen jaral te jaraluñu nañu xoolaat suñu bopp parce que li ñu nekkee jaamu yàlla la defar sa réew la gérer sa avenir doomi ki sët la kooku jaamu yàlla mënu koo raw kon nañu jaral dara teyit bu leen nangu ku leen tasaare divertir ci ay combat yoo xam ne jaru ko may wax ni ay tournée économique Macky Sall yoonu ñun suñu yoon newu ci bu ci kenn dem naan da ngay manifester wala di xeex wala yu demee noonu Macky Sall sénégalais la am na sañ-sañu wër Sénégal bu ko neexee mu fay fu ne keroog bi ñuy jógee Bambey ci dëju Aïda Mbodj bi diggante Bambey ba Thiès yaa ngi gis ñu yëpp kaar yi am na sañ-sañ bu ko neexee mu fooyee xelam comme ni Ousmane Sonko amee sañ-sañ dem def ay tournéem te kenn du ko déranger loolu du loolu mooy combat bi kon bu ñu tasaaroo ci ay combat xam ngeen combat bi lan la moom la ñu war a liggéey bés bu ne waajal ko mooy ñaar la ba ca njëkk mooy dootuñu fi nangu fii Sénégal ku ñu noot te duñ ko nangu ci Afrique dootuñu nangu fii Sénégal ñu am projet ba yaakaar juddu ñu xëy ñoom ñu ànd ak seeni tubaab ne tey ñu faagagal ko dootuñu nangu Sénégal ñuy liquider des adversaires politiques waaye duñu nangu Sénégal troisième mandat am fi Macky du fi def troisième mandat bu ko France soxlee nag mën nañ ko may waaye nañu concentré wu sur l'essentiel nañu dajale suñuy doole waajal préparer xeex yooyu parce que su dee moom daf ñoo bëgg a won ni am na fit dina xam ne ñu ko ëpp fit la fi fekk loolu mbokk yi la ñu bëggoon wax ci lu gàtt ci lu jëm ci lii te du lu tuuti nag ma bëggoon ñépp bàyyi ci xel ñépp xam ni la ñuy rumanaat ak li ñuy waajal mun na yàq lu bari ci réew mi comme nag yàlla daf ñoo féete fii ñu féete il faut ñuy àddu la ca des nag sur le débat technique wax naa ko léegi boroom xam-xamu droit yeeg ñoom seen wax nañ ci dañ ci continuer wax rapidement en français je remercie tous ceux qui sont venus assister à cette prise de parole qui nous permet de revenir sur un pan entier de l'actualité relativement à cette loi liberticide, cette loi vicieuse, dangereuse qui a été votée il y a de cela une semaine à l'Assemblée nationale. La question qui mérite d'être posée, elle est très simple. Pourquoi le Sénégal, un pays qui est un havre de paix, un pays